jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës bokk ci jàngoroy mbas mi juróomi doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ni kii démb téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent nag ñoom ñoo amee jàngoro ji rek ñu jàppit ni lu toll ci ñeent fukk tey ji ña nga ca réanimation ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñoom nag fi mu ne wér nañu ba war a dellu rek seen kër gannaaw foofu daanu yeggit ba Ndofane googu nga xamante ni fukki doomu aadama ak benn yi ñàkk seen bakkan ci manifester yi weesu nag kenn ka fa la fekk baax muy rek njabootu ko Dramé gi nga xamante ne nag ñoom am nañu lool li nga xamante ne rek moom moo leen naqari ci jamono ji gannaaw ba ñu ñàkkee nag seen doom kooku nag doonoon koo xamante ne ku leen daan dimbali la. syndicat bi bootu ci G7 section Sédhiou li ñuy sàkku nag mooy nañu bàyyi Lamine Badji di nag seen naataango moom professeur espagnol boobu ñu ngi ko jàppoon rek moom it gannaaw manifester yi nga xamante ne amoon na foofee nag ca Sédhiou ma fi mu ne nii nag ma nga ca mag bu Ziguinchor ñoom nag ay ñoñam ne bu nu ko bàyyiwul daal daanu yëngu-yëngal ba ñëpp dégg leen. Amadou Mactar Mbow nag tey dinañ wax rek ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne def na ko ci ñoŋal démocratie fii ci suñum réew tey ji nag la fas yéene rek am téeméeri at moom moomu di Amadou Mactar Mbow ñu fas yéene ko sargal goo xamante ne nii nag bokk na rek ci li nga xamante ne def na ko ci jaar-jaar moom Amadou Mactar Mbow ba tey ñuy fàttali ni nekkoon rédacteur bu histoire générale ci Afrique nag maanaam bokk na ci rédacteur yu histoire générale bu Afrique dinañ ci dikk kii bu Diouf ci kanam lay doon mbokki lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko rek ak mbas meeg tolluwaay bi tey ci réew mi juróomi doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan démb téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo am mbas mi tey jile ñeent fukk nag fi mu ne feebar nañu ba loof lool ña nga ca réanimation ci li ñu xamle ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar nag daal wér nañu tey ba fas yéene rek kon dellu ci seen i mbokk cas grave wax nañu ko ci ñeent fukk nag ci la toll ñu ne courbe bi bu ñu ko xoolee daal ma ngay gën di yéeg ba tax na nag ña ngay gën a soññ askan wi ñu fas yéene rek gën a sàmmonteek ak geste barrière yi di kàddu yu tukkee ci ki nga xamante ne moom la ñu gàll wàllu fegu gi ca ministère de la santé muy docteur Mamadou Ndiaye bu weesoo loolu it mi ngi dalal xelu askan wi ci ñi nga xamante ne ñi ngi ci kër docteur yi ñu di leen faj ci wàllug mbas mi ne ñooñee nag daal fi mu ne nii ña ngay am tan ci seen wàllug wér-gu-yaram ñu yegg ba Ndofane ak ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi Ndofane googu nag kenn ci doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci manifester yi weesu ci réew mi nag fa la fekk baax ca Ndofane googee foofu nag ak jaaxle képp la ñu fa nemmeeku ci njabootu ko Dramé googee ñuy xamle nag ni seen doom jooju ñu ñàkk daal doon na koo xamante ni daal ku baaxoon ca ñoom la ndax daf leen daan dimbali lu bare bari waaye tamit koo xamante ne nii rek daanaka booy xool ñamu dëkkandool ku nekk am nga seede bu rafet boo xamante ni seede nga ko ci doomi Ndofane boobu Ibrahima Diame la ñu fay fekk ji ak Fally Gueye. yàlla jégal ko yal na yàlla xare ko àjjana seen tànk yi yal na yàlla fay leen. njaboot bu am naqar bu ànd ak tiis bu metti waaye wekk lépp ci yàlla moom la ñu fekk ci seen biir kër ci quartier Darou Salam bu Ndofane. lii kenn taamuwut ko woon kenn bëggu ko woon waaye fekk nga fi muy kër goo xam ne këru jullit la fekk nga fi muy ñu gëm yàlla. bi fi xewee ñun biñ fi dikkee yaayam moo ñu expliqué ni affaire yi demee lim ci xam biñ julee tàkkusaan bàyyi ñëw da waxtaan ci kanamam la kii ñëwee waaye mënoo dikk ba xam kan moo ci jur xale bi ndax ñu gëm yàlla lañ xamoon nañu ne isaa jaa ajaluhu laa yastaxiruun saa'atan wa laa yastaqdimuun dig bi yàlla wax ne moom la war a dund bu jeexee day dem. moom nag mu ngi amoon fanweeri at ak ñeent jàpp fanweeri at ak juróom amoon na jabar ak ñeenti bant papam nag di Makumba Dramé xamal ñu ne ku amoon taxawaay dëgg la ci njaboot bi. comme njaboot bi fu mu féete woon lépp lu mën a wax lu ma xam indi ci kër gi waaw sama taaw bi jigéen la moom moo ci topp
Madame le ministre de la fonction publique maire de Kaolack daal di andi jàllu président de la république ci turu nation bi bokk ak ñoom naqar bi. ñu ñëwoon nag sëñ bi di la jaale ki nga xam ne sa doom la di doom gu Ndofane di doom gu Kaolack tiis la boo xam ne ñun ñëpp la laal son excellence le président Macky Sall ba tax fu famille nekk rek dinañ fa yónnee ndaw waaye li gënati am solo famille yi son excellence le président Macky Sall du leen seetaan mukk dina leen taxaw incha allahu rabbi ndax moo ko wax kon yal na yàlla mottali yéene yi di doomu Saalum. Moussa Dramé kon noonu la tudd woon ñàkk bakkanam ci manifestation yi de ni wam yóbboon nañ ko Touba foofu lañ ko rob. mangook ñu yeggit ba diwaanu Sédhiou googu nag ñoom li ñu bëgg rek mooy nag ñu bàyyi seenub ñooñ muy syndicat boobu bootu ci G7 fare ci Sédhiou muy ab professeur espagnol boo xamante ne dana ko rek teg loxo ci manifester yi weesu ñu gën ko xam nag ci Lamine Badji ay ñooñam nag nee nañ nañu ko bàyyi ndax fi mu ne ma nga ca mag bu Ziguinchor bu ñu ko deful nag daanu yëngu-yëngal ba ñëpp dégg leen ñu teewlu Bernabe Diamé moom moo wax ci seen tour. ñu ngi métti lu tam suñu camarade Lamine Badji bu nekk lycée Bonna moom rek la mooy professeur espagnol ci établissement boobu élèves am yaa ngi toog di ko xaar établissement bi ñu ngi toog di ko xaar élèves yi amuñu ñu leen yor fu mu toll nii ñu ngi ko jàpp depuis 1 mois Ziguinchor ñu ngi ñaan nag ñi nga xamante ne ñoo ko téye fu mu toll nii nañu baral seen loxo ñu xool nuñ koy bàyyi ba mu dellu ci élèves am yi parce que ñooñu soxla nañ ko fu mu toll nii. donc ñu ngi artu nag parce que suñ ko bàyyil ci diggante bi ñun tam duñu mën a toog ñuy xool suñu collègue bi mu nekk ci prison ñu ngi bàyyi moromam bi donc moom aussi dañ ko war a bàyyi donc ñu yor dossier bi nañu xool nu ñuy def rapidement ñu régler ko comme ça Lamine Badji mën na dellu ci classe am dellu yor élève am continuer yor jabootam continuer def liggéeyam waaye nag bu ko deful nag ñun aussi dinañu utiliser moyens yi ñu am yëpp jumtukaay yi ñu am yëpp pour obliger nit ñi ñu xool mbir boobu parce que trop c'est trop yàgg na lool donc nañu taxaw ci mbir mi lu gaaw ñun G7 ñu ngi taxaw fu mu toll nii am na suñu naataangoo yu nekk Bunkiling am na lu ñu tàmbale bu bugguñu nag mu gën a law parce que bu lawee rek région bi lay jàpp te boobaa climat d'apaisement bu ñu doon laajte dina fi géej. mangook ñu jógee Sédhiou rek wàññeeku ñëw ba diwaanuk Thiès ñu ne nag am réew mënta yokkute mënta am cim réew fileeg nag joxuñu cër lool lu ñu duppee wàllug civisme kenn ku ci ne ci askan wi nag fexe fonk sëb réew loolu nag bokk na ca lañ doon waxtaanee ca diwaanuk Thiès ay ndaw nag taxaw na nag ne fi mu ne nii wax dëgg li ñuy faral di gis ci manifester saa yu amee ñuy yàq ak yooyu loolu dana koy dakkal ndax li ñuy yàq moomee lu askan wi la tey ay responsable politique ca Thiès nag feelu leen ca maanaam matuwaay yooyu nga xamante ne jël nañu ko teewul it ña ngay wax leneen ci wàllum ndaw ñi ñoom responsable yooyu ni ñuy fexe ba dimbali leen ñu mën a rek jotee ci wàllum xëy Cheikh Anta Diop Sey Latira di Habib Niang nekk responsable politique bu APR fii ci diwaanu Thiès doon wër nag quartier yi daje ak kuréel yi ëmb ndaw ñi étudiants yi Thiès yi doon waxtaan ak ñoom nee nañ nag bëgg na lool ci taxawaay bi nga xamante ne waa Thiès am nañu ko ci manifestation yi ñu génn nee na du benn Thiessois bu yëkkati xeer doon ko sànni wala muy toj moomeeli jàmbur. si loolu nag tey ma décidé woon de benn audience publique pour rencontrer les jeunes Thiessois d'abord pour les féliciter d'abord si lii nga xam ne jot na fi am fan yëpp ñu koy ñaawtu. déggu leen si Thiessois yàq na fi toj na fi boutique toj na fi banque toj na fi ministère toj na fi dara loolu sant yàlla la nee leen nañu gën a moytu nañu gën a fagaru. moom sax nee na jamono yi nag Thiès metti na lool ndaw ñi ñu ci bëri amuñum xëy waaye nee na nañu muñ xam ne am na ay programme yu ñu lal yoo xamante ne ndawu Thiès yi daañu ci jotee. man bi ma tasante ak président mot na léegi weer ak genn wàll man ko président ku wax Thiès soxna nax na la lu ko waral nag liggéey amu fi nag. li leen dalal seen xel pour wax leen que rek le président public comprendre na on a aidé des jeunes tey boo xoolee am na ay jeunes yu xam ne dañu def formation garde rapproché jot nañ seen attestation gis ngeen nit ñeen nekk taxaw si ginnaaw am na ay sociétés yu xam ne sax commencé nañu ñu ngi demande recrutement ay jeunes jàppale nañu ay jeunes yoo xam ne tamit ñoom dañuy pare seen jàng si wàllu restauration ubbi nañu ay services yoo xam ne de restauration lu gën a rare à Thiès
moom sax mi ngi sàkku ci yeneen i naataango responsable APR yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp ñu wàcc ci terrain bi waxtaan ak ndaw ñi dimbali leen ci seeni projet. naaw génnuk àdduna Thione Ballago Seck président Macky Sall nag mi ngi jaale rek ñëpp ñi nga xamante ne ni bokk nañu rek ci wàllug caada di ca yëngu bu ko weesoo ay jege ñaaleen tamit mi ngi leen di jaale rek ci dëddug àdduna waykat bu mag bi mu jàpp ni bokk na nag ci waykat yu gën a mag fii ci réewum Sénégal naka noonu it mu gis ni ay kàddu yu daan yeete la moom moomee di Thione Ballago Seck président de la République nag jaarale ko ci conseil am rek ne dana fas yéene kon daal di koy nag kon jébbal mbaa sax fas yéene ko yëkkati rek jot ñu fexe jagleel ko li ñu duppee commandeur de l'ordre national du Lion. ñu wax nag ci wàllug lakk yi nga xamante ne dana koy faral di nemmeeku lu ci bari nag ci marché yeeg feneen moo waral nag mairie bu Mbour daal di jël lu toll ci juróomi bouche d'incendie fexe rek nag daal di koy rek jagleel commune ba projet boobu nag boo xoolee tey koppar yi ñu ca dugal toll na ci fukki millions ak juróom mu nekk loo xamante ne nag lu nu rafetlu na dañuy gis ni léeg-léeg sapeurs-pompiers yi dañuy am lool ay jafe-jafe ci bu ñu bëggee fayub lakk dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ngir fexe pour xeex lakk yi nga xam ne dafay am saa su ne ci marché yi kër yi ak xeet gi ni mel mairie bi daal di amal lu toll ak juróomi bouche d'incendie ci biir commune bi. bi ñu ko defee aussi ñaar lañ doon wax wala ñett waaye ñun tamit ñu ne nañ ci def juróom te juróom yi sax doyul dëkk bu toll ni Mbour dañoo defagum juróom rek. lii nag boo gisee sax ñu di ko gën a def mooy marché bi yéen ñëpp xam ngeen marché Mbour nu mu bindoo pour nga dugg fa rek problème la am na benn bés lakk am fi mais pour nga dugg ci biir marché bi problème la mais léegi di jël nañu ay dispositions yoo xam ni bouche d'incendie yi dañ leen teg ci place yoo xam ni gaa ñi dañuy ñëw rek chargé ndox dem fay kii ndax gis nañu marché bi dañ fay restaurateur ñu ngi ci biir te ay gaz la ñuy employé gis nañu ni électricité bi gaa ñi nu mu leen neex la ñu koy jëlee day fekk ay kii jàmbur di passante électricité te xam nga loolu yëpp wóorul. sapeur pompier yi di rafetlu li ni mel di ñaan tamit yenn maire yi ñu daal di def li ni mel yenn bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay bari. fu ñu ko def foofu mooy fi gën parce que marché yi souvent seetlu nañ Sénégal bu lakkee day nekk lakk bu extraordinaire donc si juróom yi ñu am jël nañ préférence jël 3 yi dugal ko ci ay marché yeneen ñaar yi ñu def ko ci biir quartier yi. je disais aussi que ni dans la commune de Mbour certes commencé nañ ko mais nous li ñu bëgg mooy que mu wër. maanaam mu law ba ci département de Mbour bi yëpp muy commune Sandiara muy commune Thiadiaye muy Joal muy feneen fu dul Mbour ñu def fa ay bouche d'incendie yoo xamante ne nii ñaanuñu ko yàlla bu jéeyee amee ñun buñ taxawee rek dañuy ànd ak xel mu daf. mairie bu Mbour bi tamit fas yéene amal opération de déguerpissement ci marché bi loolu rek ngir aar bërëb yi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdourahmane Diallo ca diwaanu ndax nag soxna ya foofee daanaka lu ëpp ci seenub liggéey ñi ngi yëngu ci wàllug transformation maanaam di soppiwaat loo xamante ni meññeef la mbaa bokk muy légume ñu di ca liggéey nag waaye seen liggéey boobu tey boo xoolee dañu ci jànkonteel ay jafe-jafe yu metti jafe-jafe yooyu bokk na sax ci ñàkkum usine boo xamante ne mën na leen a dimbali ci wàllug transformation ba ñu xamle ko nag ci ab reportage Ousseynou Diop lañ ci àndal. ci région bu Ndar léegi jigéen ñi toggatuñu soppi gàncax gi wala jën wi loolee mooy li nga xamante ni moo leen yitteel ñu ci bari léegi def ko seen liggéey ngir am lu ñuy yóbbu ci kër yi waaye nag leneen loo xamante ni daan nañ koy naqarlu bokk na ci ñàkkum financement bi nga xamante ni am na ci seen i biir. mooy bay dunde rek léegi dañu bëgg li nga xamante ni moom la ñu béyee ci réew mi bu ñu ko lekkee ba pare bu naree yàq ñu def ko ñu transformé ko gis nga transformé saabu dañ koy jënd benn nit bu ne soxla nga saabu. waaye jamono yi passé dégg nañu mi ngi ci ay financement mais ñu ngi koy interpeller ci financement yi mu ñëw ci jigéen ñëpp. ñaari jafe-jafe nag jamono jëlee moo leen sonal mooy ñàkkum bërëb yoo xamante ni fa la ñuy soppi seen i jën wala boog ay fruits ak lii di suuf si ñu mënul teg loxo. wax naa ko léegi suñu amoon ay terre kon tey duñu dem di jëndi les produits au niveau des paysans wala au niveau du marché mu ñu coûter plus cher suñu amoon tey jii ay bateau de pêche. teg ci ay nit ñuy dem di pêche di indi ñu am suñu ay camion frigorifique xam nañu fan lañu soxlaa jën bi fii ba Matam fii ba Bakel fii ba Tambacounda foo xam ni fii rek soxla nañ ko bu boobaa daan fa mën dem am. ngir nag gën leen a jàppale chambre de commerce bu Ndar am mëbët daal di nekk ci wetu jigéen ñi ngir ñu gën a am xam-xam bu wóor. leen continuer du leen jàppale comme ni ñu ko yàggee def gën a law mbir mi di ko yóbbu si toute la région de Saint-Louis donc bépp femme fi mu mënta nekk.
di yëngatu ci mbirum transformation ak légumes daañu ko jàppale du point de vue technique et du point de vue financier. jamono ji ci Ndar ay junni jigéen ñoo jug nag taxaw di soppi lu jëm ci wàllug lii di gàncax gi wala boog jën bi waaye nag seeni jafe-jafe mooy ñàkkub financement ak bërëb yoo xamante ni mën nañ ko soppi ci jamono jooju nag chambre de commerce mi ngi bay waaram ngir jigéen ñi mën a am ci la ñu jàpp. financement yooyu sax la ñuy jooy fële ca diwaanu Njaarim ak ndaw ñi nga xamante ne nag ñooy ndaw républicain ñu ne nag ñu ngi jànkonte lay jafe-jafe ci wàllug financement bu ñu sañoon nag ñu gën leen ko yombalal ci anam yi ñuy fexe rek ba mën caa jote loolee nag ñu ngi koy yëgal président Macky Sall bu weesoo loolu tamit ñoom ndaw ñooñu ñu ne nag tey bu ñu sañoon daal daañu fexe ba joxante loxo waaye tamit wuti pexe yoo xamante ne ñu ngi ci jublu jëmale réewum Sénégal ca kanam. teewlu Fatoumata Oumar Wele kenn la ci kuréel ga ñu sos foofu. ndax tey jii seetlu bi ñuy seetlu lu ci ëpp mooy yenn ndaw yi dañuy ñëw nekk ci ay ginnaaw leader di leen topp ñu di leen defloo di leen bàyyiloo est-ce que jotul tey ñu fàtte loolu noonu kenn ku ci nekk fàtte fi nga bokk ñu mën a dajale suñuy ay doole ànd pour intérêt Sénégal yépp ndaw ñi nangu nañ ne tey am na ay jéego yu am solo yoo xam ne tey jii njiitu réew mi ak ñi muy àndal ci wàllu liggéey def nañ ko lu mel ne DER su ma naataango wax na ko léegi taxawal nañ ko gis nañ ne lu am la te it gis nañ doole ji nga xam ne moom la président de la république dooleel DER waaye DER dafa sori ndaw ñi ndax tey jii li jëm ci wàllu procédure bala nga cee jot ndax ku ne xam ne tey jii moo xam Jurbel gi ñu nekk wala ci Sénégal yépp ay ndaw lañ am yoo xam ne ay ndaw yu jàng lañ ay ndaw yu am xam-xam ay ndaw yu am seeni ay diplôme am na ci ñoo xam ne c'est des porteurs de projet defar nañ seeni ay projet mais tey jii pour jot ci DER boobu noonu wala jot ci financement yi nga xam ne ni tey moom la ñuy yittewoo pour mën a doxal liñ bëgg a liggéey am gi lu jafe la moo tax ñu ne président au lieu que ñuy jël lépp tënk ko Ndakaaru nga xam ne tey jii pour nga jot ci financement DER coono bu metti ngay daj ba finalement boo moytul sax di nga ci tàyyi ba dootoo ko continuer ñu koy ñaan ne ko na fexe taxawal ci département yépp ay kuréel yoo xam ne ñooy teewal DER ci biir département yi. Babacar Diouf ak Ndonga Ka ñoo doon taataan yooyee kàddu Amadou Makhtar Mbow nag fii ak benn ay bis nag bu ci yàllandee dana dugg rek ci téeméeri atam ñu fas yéene ko màggal bu baax fii nag ci réewum Sénégal moom nga xamante ne jàpp nañ ni bokk na rek ci ñi nga xamante ne dañuy ñoŋal démocratie bu Sénégal xew-xew ba nag ñu ngi ko fas yéene amal ca salle bu musée des civilisations noires lu toll ci téeméer nag ci doomu aadama di participant ñi ngi leen di xaar rek ci xew-xew boobulee dañ ci ànd ak Habib Faye Amadou Ba. téeméeri at Amadou Makhtar Mbow yàgg sóob loxoom ngir lii di démocratie bu Sénégal mën a jëm ca kanam fii ak ñett fan moom mi dina am téeméer yooye ñay yëngu ca caada ñoom di ko delloo njukkal. mooy dënd ak nataal ak jib-jibal te fii lay amee fii lay dooree am ci weeru mars lu tax na ñuy defal loolu dënd bi nataal yi ak jib-jibal yi dañu bëgg delloo ci xelu nit ñi ay mbir yu bare yu nga xam ne xëy na nit ñi fàtte nañ ko jéem a itam yokk xam-xam jéem a itam fexe ba gone yi gën a xam mbir yi ni mu demee te mu mën leen sol xel ak jox leen doole. moom Amadou Makhtar Mbow ay ñoñom fas yéene koo sargal waral na itam ca musée des civilisations noires lañ koy amalee salle boobee lu toll ci téeméeri doomi aadama ñoo ngi leen fay xaar waral na itam ak ni jamono tëddeek mbas mi bile mbir daa tax mode virtuel bi ëpp ci doole. mbir yi ni mu demee te mu mën leen sol xel ak jox leen doole. mbir mi nag ñoo ngi koy door ci weeru mars bi samedi bi aser ci suba lay door bëgg nañu dem ci diwaan yi diwaan bu ku bëgg na walla gox bu bëgg ñu wane fa dënd mi ak sax waxtaan fa ndaxte ña fa nekk itam xëy na xam nañu lu bare te ñun ñu xamuñu ko. ñett ci ay thème
lañ fa fas yéene waxtaanee ci ñaar fukki fan ci weeru mars gi parrain bi di Amadou Makhtar Mbow daa yëy yàbbi wax ak ndaw ñi loolee di bëgg-bëggam ngir rek nan la leen di gën a mën a jubbantiwaatee ngir ñoom ndaw ñi seen taxawaay gën a dëgër. ma ngoog niñ ko xamee rek kon aset ji ñu dëgmal lay doon màggal gi ñu ko fas yéene màggal moom professeur rek Amadou Makhtar Mbow. ci fàttali tamit dañuy taxaw tuuti rek ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne def na ko waaye tamit kenn ka mu doonoon ci taarix bu Afrique moom professeur Amadou Makhtar Mbow mu nekk nit ku ñuul ki ñu njëkk a fal moo jiite UNESCO. Ibou Diouf. Je suis Amadou Makhtar Mbow, directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. kilifa bi bokk na ci doomu Sénégal yi ñu gën a xam biti réew Amadou Makhtar Mbow di fête téeméeri atam kooke nag moo njëkk a doon directeur bu ñuul foofee ca UNESCO jaar-jaaram ñu koy fàttali ba léegi. bokk ci gouvernement Senghor ñaari yoon après dem UNESCO nekk fa sous-directeur mais ba 74. Afrique ak tiers monde yëpp fal ko mu remplacer René Maheu. li may retenir foofu tamit mooy benn rapport boo xam ne nii dafay tax dëkk yëpp am une justice de l'information et de la communication équitable mooy le rapport McBride bi nga xam ne nii ba mu nekkee UNESCO lañ ko publier. bokk na ci liggéey bi gën a fës ci lu mu def foofee ca UNESCO nees def ngir histoire Afrique. ay doomu Afrique bindal ko seeni bopp. On parle par exemple de l'histoire générale de l'Afrique. lu ñeel taarixu Afrique lu am solo la doomu continent bi jublu waaye taxaw ci wax lépp loo xam ni jëm na ci histoire am waaye bu ñu waxit Amadou Makhtar Mbow mun nañ waxit ku mel ni Djibril Tamsir Niane ma nga xam ne wuy ji na suñu borom ay bés gi ñu génn kon jëm na rek ci xool leader yooyu nga xam ni taxaw nañu dëggu ci liggéey gi ñuy amal. ngir gën a sigil Afrique. Amadou Makhtar Mbow tamit mu ko xam-xam màccoon la jëm ci wàllu histoire ak aada li ko gën a firndeel nag mooy li mu doon sàkku ci mbootaayu ndaw xeet yi ñu delloo lépp lu bàyyi ko woon ci wàllu ndono ñu wekk ko ci cosaan ak aada doomu Afrique yi. appel international pour ñu restituer maanaam ñu delloo ci patrimoine bi nga xam ne nii Afrique la jógee. te ñu jëloon ko ci temps wu colonisation bi yooyu tamit dafa nekk xeex boo xam ne nii xeex na ko. ñu ngi xamal ne rek jaar-jaaram foofee ca UNESCO yombul woon waaye li ca bàyyeekoo ci wàllu ngeneel ba léegi ñu ngi koy rafetlu Amadou Makhtar Mbow di kilifa boo xam ne mat na doon royukaay rawatina pour ndaw ñi. ñu koy jaajëfal a baax Ibou Diouf te di ko ñaanal bu baax a baax moom moomee di professeur Amadou Makhtar Mbow. opérateur bi di Expresso Télécom Sénégal nag fas na yéene mbaa sax laay wax lancé na ba noppi 4G nag mu nekk rek 4G boo xamante ni daal fas na yéene ci nag bégal ñi nga xamante ni ñoom ñooy clients yi ci wàlluk internet bi ñu ne volume bi maanaam dina gën a yéeg waaye tamit lu soxal wàlluk woote ga tamit similia dafay gën a am solo rek ci clients yi loolu nag di ab yokkute boo xamante ne nemmeeku nañu ko ci wàllug puce 4G yi ñu teewlu Fatou Sow Kane bokk ca département commercial bu Expresso moo ko jiite ñu teewlu ko ak Ibou Diouf. Expresso maa ngi fii liggéey ci wàllu entreprise offre entreprise tey am nañu mbégte wu lancé sunu technologie 4G commercialement ak ay offre yoo xam ni la ñu jagleel population Sénégal yi offre yoo xam ni boo ko soxlee pour benn bés pour benn semaine wala pour benn weer disponible na am na internet bu doy am na minute d'appel yu doy ci valable ci réseau yëpp donc loolu tey lañu jagleeloon daal Sénégal yi te di leen wax ne le meilleur reste à venir. liñ ci jublu mooy faciliter encore une fois accès internet bi Sénégalais yi tey internet war na nekk loo xam ni jumtukaay gu yomb la parce que nécessité la nekkatul loo xam ni luxe la mais nécessité la ci dundu Sénégalais yi.
ñu wax ci tàggat yaram ak sunu gaynde yi nga xamante ni Aliou Cissé nag daf leen woolu soxla leen ci jongante fukk ak ñaar ñu ne nag boo moyul du ñu mën a wuy si li ko waral bokk na ci li leen tënk ca club yi nga xamante ne ca la ñu nekk ca bitim réew club gi nga xamante ne mbootaay bi ëmb club professionnel ci wàllu ko football nag moom moo amee boo bépp taxawaay ndax dafa bëgg rek ñi nga xamante ne nii fekk ñu baax ca club yooyu nekk ci yeneen réew di ca jouer ca club yooyu ñu fexe rek ba mën a yem ak ñi nga xamante ni ca réew yooyu la ñu fekk baax nekkit ci biir club ya loolu nag am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni amul benn sikki sàkk dañu ko sax rafetlu bokk na ci Mbaye Jacques Diop mi nga xamante ne nii nag moom ab conseil technique la ca ministère bi ñu dénk wàllu tàggat yaram. am na fukki footballeur ak ñaaru sénégalais yi nga xam ni club français yi téye nañ leen te club français bi ñu leen téye c'est pas la fédération française de football c'est la ligue professionnelle moom moo bind benn bataaxal boo xam ni génnee ci ne ñoom dañ club yi mun nañ alors que ligue boobu amul ci droit parce que xam nga amu ci droit parce que amul subdélégation ak la fédération française de football parce que fédération française de football moo am délégation de pouvoir mais amul subdélégation ak la ligue dañu am benn signé convention privée pour que la ligue professionnelle de France di organiser au moins le championnat de professionnel de France donc ci wàllu woowu aussi gis nañu aussi que l'union des clubs professionnels de France génne benn lettre circulaire aussi pour nekk aussi les clubs là nañu libérer joueurs yi parce que tout simplement su fekkee ni ñoom joueurs français yi ñu ngi leen di libérer ñuy dem équipe nationale war nañu aussi libérer les joueurs africains ñu mën a dem équipe nationale maintenant je pense que ñun ñoo war a jël en Afrique suñu ay motuwaay protéger suñu ay joueurs ba nga xam ne suñu ñëwee bu ñu ñibbisee aussi dinañ dalal xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy seen employeur mais n'empêche aussi je pense que kii di Aliou Cissé mi sélectionneur national bi tout comme le président Augustin dinañ jouer seen entre-genre xam ne discuter ak les présidents de club ak les entraîneurs tu ñu mun libérer peut-être les 12 jours yooyu ñu wax mais fekkee ne amuñu ko aussi ñu xool ñun suñu wàllu ndax am na ay footballeurs locaux yoo xam ne ñu mun leen intégrer aussi au sein de la tanière mu nekk genre peut-être ñoom seen baptême de feu. mango xët yu njëkk yu yéen kaay yegsi nañu ci dañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Adji Sarr mu Pastef fu ànd ak Pastef di nitili ci Pastef tëddee yi mu ne moom la ko njiital parti Pastef def loolee daanaka moo nekk ci mboolem yéen a kay ñu xëyandool ubbi l'Observateur journal bi nee nañu bi coowal mbës mi jollee ci réew mi ak léegi gulee démb ñu gis Adji Sarr mu ubbi gémmiñam di leeral ni yëfe demee aji wax na bés ba muy njëkk bés Ousmane Sonko ni ko Ousmane Sonko xuppee tiital ko naawal ko ba tëddee ko mu ne bés boobee Ousmane Sonko ñaari fital la yor bi mu ñëw bi mu ñëwee tekki fital yi teg ko ci taabal ji aji ne ci laa gisee fital yi tiit laaj ko lii lan la ci la ko Ousmane Sonko tontoone ko su may génn te ànduma ak samay garde corps damay yore ay fital ndax may nit ki ñu gën a soxla ci réew mi may ki ñu gën a wër may ki ñuy gën di rëbb aji ne bi maasas bi jeexee mu bëgg ma tëddee ma bañ ne ko jànqalaa ci la ma forcé tëral ma ci suuf jël loxom ci la gisee ne jànqalaa mu dévergé ma ak baaraamam jël huile massage bi ma ko doon maasee sotti ma ko sëy ak man ci ginnaaw boobu mooy bu njëkk bi Adji Sarr ne Ousmane Sonko tëddee na ko lu dul benn du ñaare li mu ko tëddee ëpp na fukki yoon am na ci bés boo xam ne ci biir jacuzzi bi la ma ko defee Adji Sarr ne Ousmane Sonko dem na ba wax ko ne ko xale bu jigéen bu mel na yow doonub jànq fees dell su ma la njëkkoon a xam yow lay ñaarale nee na ko it li may am ci salon bi su ma ko mënoon a am ci samay jabar kon du ngeen ma gis journaliste bi ne ko lu tax mu wax la loolee mu ne leen ndax ca këram ibaadu gi mu fiy woote moo tax du fa mën a def yenn lii quotidien nañu maasekat bu jigéen bii di Adji Sarr jël na kàddu gi démb leeral viol ak menace de mort yi muy tumal Ousmane Sonko nan la demee nee na jànq la woon xale bu ndaw Ousmane Sonko moo njëkk ci moom ba mu ko violé ca la ñàkk ndawam Adji Sarr mu sol zone noire am muuroo lu ñuul kukku toog di nit li photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien yéenekaay bi nañu Adji Sarr nee na mi ngi baalu àq Sénégal gi yëpp ndax ba muy dem di porte ji plainte Ousmane Sonko li mu bëggoon moo di ñu tiital ko ngir mu bàyyi ko waaye su xamoon ne yëf yi dina yegsi fii yëpp kon dafay noppiwaale aw naqaram toog mu ñaale ko kenn du ko dégg léegi nag comme mbir yi yegsi na fii li am na ba noppi nañu ci dem ba jeex lu ma yoon may ma jël Adji Sarr ne Ousmane Sonko newoon na ma lii ma lay def soo ko waxee kenn du la gëm dañu naan ab complot la rek mu ne it bés bu Ousmane Sonko taxawee waat ci alxuraanul karim ne musuma tëdde bu keroge man Adji Sarr dana retirer sama plainte suur soo nañu Adji Sarr dëkk na Ousmane Sonko nee na man waat na moom Ousmane Sonko na taxaw waat ci alxuraan ne musuma def dara mu ne it ba mu waxee ab patronam di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ne ko dama ëmb li ko patron ba njëkk a wax moo di xanaa Ousmane Sonko moo la ëmbal loolee bettu ma mu ne sa ba ñu demee gendarmerie ci kanamu capitaine Touré la ko Ndeye Khady Ndiaye nee na yàq ëmb bi na jël Coca-Cola boole ko café ngir yàq ëmb bi yéenekaay bi nañu waat na ci bàmmeelu ndayam kitaabu it ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass ni musuta gis Macky Sall musu koo dégg xamu ko sax su Sonko waatee ne musuta séq ak man dara ma retiré sama plainte wax jooje Adji Sarr wax démb moom la journal Rewmi Quotidien xëy ci xëtamu njëkk
journal La Tribune moom it xëy xibaar bi ak kàddu yi ci xët bu njëkk bind ne Adji Sarr défié na Ousmane Sonko nee na su Ousmane Sonko waatee ne musuma tëddee bu boobaa dinaa dem retirer ji sama plainte Les Échos nañu démb ca wax ja leeral na it ni moom Adji Sarr musuta wax ne Ousmane Sonko da koo tiimale ay fital dane Ousmane Sonko dafa tekki ay fitalam teg ko ci taabal ji bi ma bëggee tëddee mu bañ ci la ma joxañee fital yi ne ma ndax gis nga lee kon nag bu ñu ñaar ak ñett dégg tëddal ma tëdde la aji ne ci la ma Ousmane Sonko xojee tëral ma ci suuf bi ma koy saraxu ngir mu bàyyi ma li ma wax moo di yaakaar nga ne occasion bu mel nii dinaa ko rate mu ne bi ma capitaine Touré laajee kan moo la ëmbal dama ne ko Ousmane Sonko moo ma ëmbal Adji Sarr mu ëmb nan la war a mel L'Observateur nañu mi ngi nii ubbil yéenekaay bi boo xoolee page 6 bu journal bi da nga fa gis photo Adji Sarr ak biiram ma nga fa sol ay yére yu yaatu ngir nëbb ëmb bi. ñi di ko jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax balaa ñuy tàggatoo gis naa sama càmmin Ndiaye mu ngi noonu ma jàkkaarloo Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. Adja Fatou Kiné maa ngi lay ziar bu wér. ma ngoog ni téléspectateurs yi internautes yi. ma ngoog ni nga ko baaxoo di def rek saa su ne waaye démb gis naa nga def lu am solo indi soxna soo xamante ne jàmbaar dëgg la ci Sénégal. waaw jàmbaar la ci Sénégal surtout ñun ñëpp ci métier bi ñu nekk nii mu nekk jigéen ju njëkk a def journalisme fii ci Sénégal dama ko doon laajte xam na dafa am rubrique bi ñu dëppee kii kan la. wala lii lan la d'habitude dañuy indi ci mois de mars bi nag dañoo décidé ni dañuy gën a sargal jigéen ñi waaw gën ndaxte weeru mars beeg 8 mars bi. moo tax ñuy tànn jigéenu jàmbaar yi ci Sénégal. démb nag turu kenn la woon du ma joxe tur bi ci kanam ndaxte internet yi réagir nañ bu baax a baax xam naa ci réseaux sociaux yi nga ko gisee ci hashtag bi sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram. ma ngoog roy tef la ci réew mi Mamadou Ndiaye ma bàyyi rek ci kanam tuuti ni nga ko waxee di nga ko yeggee askanu Sénégal mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru digg bëccëg bi sant leen gërëm leen yéen ñoo ñu pare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti dig daje rédaction bi ci yeneen jotaay xibaar.